Internautes sans limite nuyuwaat nañ leen c'est reparti pour 15 minutes sans limite suñ première émission ci année 2022 bi ñu ñëw seet si Dame Mbodj mu nekk secrétaire général de CUSEMS authentique nekk it porte-parole de la coalition citoyenne pour le peuple en même temps aussi nekk membre du directoire ànd sàmm jikko yi tey ak moom nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy actualité nationale li ko gën a dominer bokk na ci mbirum loi góor jigéen yi bokk na aussi ci mbirum école ak politique wante yi duñu yem national dinañ dem international ndax li xew Mali aussi Dame Mbodj am na lum ci war a mën a wax wante it balaa ñuy dugg rek ci waxtaan bi ci xuus di ko faram fàccee ñu bàyyi ko mu nuyoog internetu sans limite ndaxte suñu internet yi namoon nañ la Dame. mais maa ngi lay fay soxna Jànke di nuyu internetu sans limite yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan ma ciy jiital ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci sama syndicat bi may jiite muy CUSEMS authentique jàngalekat ak fu mu mën a nekk ci Sénégal di nuyu également ñi nga xam ñoom laa seqal la coalition citoyenne le peuple ak ànd sàmm jikko yi nga xam ne dama si bokk muy une grande coalition boo xam ne dafa lënkale sénégalais yu bokkee fu ne jóge fu nekk nga xam ne temps yi ñun ñoo waral coow li ndax sunu proposition de loi bi ñu teg ci table assemblée nationale te mu jur coow li mu jur mu bett ñëpp nag parce que waroon a jur loolu parce que nag réew mi sunum réew la comme ñoo moom sunum réew am nañ droit ni lii leen bëgg sunum réew kon nag bu ñu séqee waxtaan maag yow comme ni mu daan demee am naa yaakaar ci ni dina neex lool ñi nga xam ne ñoo ngi ñu nuy seetaan comme ni ma koy waxee man samay wax fayuma ci bor lebuma ko ci kon jàpp naa ne lépp li may wax rek dama koy wax sama aqulaay taala lu ci jubul ma xam ne nit laa rek matuma lu ci jubit ma sant ko yàlla subhaanahu wa taala tem ñaan mu jur njëriñ pour ñu may déglu. actualité la ñuy topp actualité dinañ wax ci mbirum école mais avant ñuy dugg ci école bi projet de loi bu góor jigéen ñi tey biñ ko rejeté Dame ban ressenti la ci am. waaw ressenti bi ma ci am de mooy d'abord wax ni ñi ko rejeté woon mënuñu ko rejeté c'est-à-dire dañu jalgati jaay doole def lu leen neex parce que bureau assemblée nationale la groupe député bi porté proposition de loi bi nga xam ni ki ci gën a siiw mooy ki ko porté ci seen tur muy Mamadou Lamine Diallo moom moo bind la lettre de transmission dem jox ko Moustapha Niasse jébal ko par le bureau du courrier Moustapha Niasse nag ba léegi tontoo ko te daf ko war a tontu parce que loolu la règlement intérieur bi wax loolu la sartu réew mi wax léegi nag moom président assemblée nationale boobu bi mu jotee loolu li nga xam ne moom la ko loi bi wax mooy dafa war a woote bureau pour ñu càmbar proposition de loi bi mais ñaari critère rek lañ ko mën a dàqe te ñaari critères yii la mooy li nga xam ne moom la ñuy sàkku ci proposition de loi bi woroo ak sartu réew mi ak loi réew mi loolu amul parce que benn article bu nekk ci code pénal bi moom la ñuy soppilu muy article 319 alinéa 3 moom la député yooyu wax ne nañ ko soppi ànd ci ak sénégalais yëpp ci turu ànd sàmm jikko yi parce que proposition de loi bu fi mos a am ay sénégalais ñoo ko sàkku def seen plaidoyer muy ci vol du bétail bi muy ci proposition de loi sur le viol waa AGS mooy association des juristes sénégalais ñoom ñoo taxaw porté plaidoyer bi comme tey ni ko ànd sàmm jikko yi di defee yàlla sax moo def ni ñee ñi ngi tudd AGS ñi tudd ASG donc ànd sàmm jikko yi ñee tudd association des juristes sénégalais ñoom ñoo porté woon proposition de loi sur le viol kon nag def ñu fi lu yees donc comme proposition de loi bi ñaari critère la wax ni moom lañ ko mën a dàqee mooy li ngay sàkku proposition li nga bëgg ñu voté ko bu ñu ko voté woo mu wuute ak li nga xam moom la réew mi di tëddee ci ay xeetu loi loolu amul problème de conformité parce que ñun li ñuy proposé benn article rek la ñu wax nañ ko gën a leeral muy l'article 319 alinéa 3 du code pénal moom moo wax ni acte contre nature moom la ñuy tere Sénégal ak acte impudique magistrat yi ni loolu leerul juge yi atte ni loolu leerul avocat yi ni loolu leerul à part maître Sidiki Kaba mi nga xam si moom mooy avocat góor jigéen yi moom mooy défendre góor jigéen yi moom maître Sidiki Kaba à part moom maître Sidiki Kaba miy défendre góor jigéen yi Sénégal moom rek laa fi déggagun muy jéem a wax lu wuute ak te moom sax li mu wax quand même ñi am xam droit nee nañ dëgg la homosexualité kenn terewu ko Sénégal léegi nag da ngay gis ay tappalekat yu bokk ci APR yu naan homosexualité dañ koo tere Sénégal loolu du dëgg ñun nag comme ñoom moom sunum réew am nañ droit ni dañuy taxaw nañ ko tere donc benn critère boobu la ak beneen critère bi mooy
li ñuy sàkku mu am incidence financière maanaam buñ ko voté mu am jeexital ci alalu réew mi mais ñaar yooyu yëpp benn amu ci maanaam bu ñu voté proposition de loi bii ñuy def ñun du andi dara lu muy andi ci lu bees ci budget Sénégal du yokk benn koppar ci xaalisu Sénégal donc kon amul benn problème ci côté boobu beneen bet mooy wuutewul ak loi bi parce que ñun ab loi la bu ñuy sax demande ñu gën ko leeral léegi nag assemblée nationale bureau bi ci ñaar yi rek la mënoon a sukkandiku pour rejeter la proposition de loi moo tax waxu ci xam na ne ñaar yëpp respecté nañ ko kon nag ñu dem andi seeni lay bopp yoo xam ne loi bi mun mayu leen ko parce que réew du ku nekk da ngay def lu la neex assemblée nationale bu Sénégal amul droit bureau taxaw rejeter ab proposition de loi boo xam ne sukkandikuwul ci ñaari critères yi ma joxe comme xam nañ ñaari critères yi moom ñun remplir nañ ko loolu moo tax nanguñ ko évoqué léegi nag ñu ne opportunité loi bi lañ rejeté mais opportunité bokkul ci critère de rejet yi kon mënuñu rejeter une proposition de loi sur la base de l'opportunité maanaam ndax war naa am war la wërta am ci jamono ji nekk nii loolu amul kon nag ñun leen jàpp mooy li proposition bi wax sénégalais yi ñoo ko wax dañoo dem wër Sénégal gépp 45 départements yi avant le 46e bu Kër Massar bi parce que biñ koy créé boobu fekk na wër nañ ba jeexal ñu dem ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi musulmans yi comme chrétiens yi dem ci animistes yi dem ci ñëpp képp kuy sénégalais lii du affaire politique moo tax ñoom bi ñuy rejeter proposition de loi bi ñoom bureau assemblée nationale bi ñu def erreur bu mag parce que dañ ni ñoom dañu rejeter proposition de loi bi parce que problème d'opportunité la mais également ñu ni ñoom dañoo gis ni Macky Sall wax na mu leer ay yooni yoon ni Sénégal day bañ ngóor jigéen loolu ñu wax d'abord amul mais loolu tamit day wane ni ñoom dañu violer le principe de la séparation des pouvoirs parce que yow assemblée nationale institution nga comme le chef de l'État amoo droit di dugal président de la république ci proposition de loi ci loo xam ne yegseegul ci moom parce que moom li ñu waroon a def mooy xool ko gis ni respecté nañ la procédure loi bi may nañu ñu dem en plénière bu ko defee ñu daal di bàyyi dossier bi mu dem Macky Sall jot ci mu def fukki fan ci moom même bu ca deful benn observation procédure bi suivre son cours continuer ñu andiwaat ko assemblée nationale bu yegsee assemblée nationale ñu convoqué la commission des lois bu ñu demee bu ñu ko càmbaree ñoom commission des lois ba pare ñu dem à la plénière député yëpp ku ne jël parole bu ñu paree nag ñu yëkkati loxo ñi d'accord ci ñu voté proposition de loi bi ñu voté ñi d'accordul ñu xam leen bu ko defee sénégalais yi xam yan député ñoo ko bloqué mais aujourd'hui ñi nga xam ne ñoom ñooy bàjjanu góor jigéen yi Sénégal ñoom ñoo dem bloqué proposition de loi bi bàjjanu góor jigéen yi nag mooy ki nga xam ne mooy jiite assemblée nationale te mu leer nañ ni PGA la bokk PGA mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréelu parlementaire yi nekk ci àdduna bi yiy lawal ngóor jigéen moom président Moustapha Niasse ci la bokk ci lu kenn dul werante moom président assemblée nationale moom moo taxaw ni loi bi du dem plénière alors que teg ko fenn ci jaay doole donc la ko teg nee naa la léegi loi bi mooy leen ñu dàq ko beneen bi nag mooy ñim ci àndal mooy Cheikh Tidiane Gadio ak ku ci mel ni Sira Ndiaye député Mbour ak ku ci mel ni Aymérou Gningue ak ku ci mel ni Alelo ak vraiment suñu yaay jooju Aïssatou Sow Diawara ak et cetera ñooñu la ñoom ñoo taxaw nii daal proposition de loi bi du dem plénière alors que teguñu ko fenn donc juróom-ñeenti député lañ yoo xam ne ñoo taxaw ni du dem alors que pourtant damay wax sénégalais yi ni bureau assemblée nationale mat nañ fukki député ak juróom-ñeent fukki député ak juróom-ñeent fukk rek ñoo teew juróom-ñeent yi danoo daw kon am nañ responsabilité ci li xew parce que dañ doon bañ ku leen ci tudd waaye ñoo ñi propose ku ca amul ngant yaa ngi ñi rejeté proposition de loi bi ci tappale yéen a ànd keneen ki nga xam ne mooy sëñ Bara Dolly mi nga xam ni moom wax dëgg yàlla taxaw na ca seen kanam ni leen man ànduma ci ngóor jigéen nañ ko leeral parce que proposition de loi bi nga moom la ànd sàmm jikko yi waxtaan ak ay députés yu ko nangoo porté proposition de loi bi lu leer la wax dani comme depuis 1955 lañ amoon article buy wax depuis 1966 nga xam ne léegi mat na 55 ans 1966 ak léegi dafa yàgg 55 ans li fi soppeeku dafa bëri ci sunu askan ak li soppeeku ci àdduna bi ba ñuy voté ba ñuy teg le code pénal sénégalais
muy wax ci ngóor jigéen ci article 319 bi booba programme agenda LGBT bi melagul ni mel nii booba ngóor jigéen am na ci àdduna bi certes mais àggagul woon ci ñoom nii ñu agressivité bi ñu am nii loolu moo tax ànd ak moom soppeeku ko ànd ak moom dafa jot loolu moo tax ñun nañ ko soppi pour gën koo méngale ak xeex bi nga xam ne moom la góor jigéen di xeex ci àdduna bi di jéem a lawal seen agenda léegi nag moo tax ñu bëgg ñu leeral ko maintenant parce que buñ ko leereelee liñ bëgg ñu dugal ko ci mooy képp koo xam ne dangaa bëgg a sëy ci góor ak góor jigéen ak jigéen góor goo xam dafa bëgg a soppi awraam ne dafa bëgg a nekk jigéen wala jigéen ju bëgg a soppi awraam ne moom dafa bëgg a nekk góor wala góor goo xam day dem di sëy ak mala wala jigéen juy sëy ak mala wala koo xam da ngay dem di sëy ak néew yooyu yëpp xeeti mbon yooyu nga xam ne moo nekk ci LGBT IQ boobu plus boobu nga xam ne ay xeetu mbon yëpp la làmbool loolu lañ bëgg mu bañ a am sunum réew pour ñu aar sunu askan aar suñuy tout tànk aar suñuy sët aar suñuy doom pour que ëllëg bu ñu demee jàkkaarloo ak yàlla subhaanahu wa taala ñu mën a am yërmandeem mais bu ñu seetaanee ba ngóor jigéen law Sénégal ñun ñëpp dañ ko rëcc moo tax ma ciy profité di wax sénégalais yi ni comme débat bi leer na léegi ànd sàmm jikko yi moo am ak ànd sànq jikko yi mooy ay tappalekat yoo xam ne dañoo bëgg a lëkkaloo ak góor jigéen yi àdduna bi pour lawal ngóor jigéen Sénégal président Macky Sall musta wax ni ngóor jigéen du fi mës a amee li mu wax ci kanamu Obama dani le Sénégal n'est pas encore prêt à légaliser l'homosexualité mooy lan Sénégal pareegul kon mi ngi waajal te mi ngi ci waajal bi parce que mi ngi waajal ci njàng bi mi ngi leen di jàppale pour ñu lawal ngóor jigéen ci biir école bi mi ngi leen di jàppale ci série télévision yi mi ngi leen di jàppale ci culture bi de manière générale mi ngi leen di jàppale ci domaine boo mën a jël créer na leen sax ab ministère góor jigéen le ministère du genre donc président Macky Sall ci lawal agenda góor jigéen bi ci la nguuram nekk kon nag moo tax ñun sénégalais yi la ñuy waxal élection yi fi am mooy élection locale élection législative ak élection présidentielle d'ici 2024 ci ñaari at yi nañu sanctionné képp koo xam ne day jàppale góor jigéen yi kon élection locale yi képp koo xam ni ab maire nga bokk ci ñi nga xam ñoom ñooy lawal ngóor jigéen Sénégal sénégalais bu la voteel mi ngi jàppale góor jigéen yi élection législative yi ñu jëm tamit ku fi voteel député boo xam ni dafa bokk ci ñi nga xam dañuy xeex pour lawal ngóor jigéen Sénégal ku leen voteel mooy yawit yaa ngi jàppale góor jigéen yi c'est la même chose en 2024 président bu fiy falu da ngay wax lu leer nañ ci ngóor jigéen yi su fekkente ne da ngaa bëgg a lawal agenda góor jigéen yi sénégalais waruñu la fal parce que ab góor jigéen kenn du ko dénk sa réew surtout réew moom réewum jullit lañ réew moo xam ne dañoo am seen i diine musulman comme chrétien am mag ñu baax ñu mel ni maam Boukounta Ndiassane maam Limaamu Serigne Touba Khadimou Rassoul El Hadj Malick sunu sang bu tedd bi donc vraiment képp koo xam ni kilifa diine nga ak kilifa aada te liggéey fii ci sunum réew mi da nga contre ngóor jigéen maa ngi ciy profité. d'accord ci kilifa diine boobu rek la ñuy relancer parce que gis nañ ne Sëñ Mountakha def na communiqué. waa Ndiassane aussi même chose gis nañ ay voix yoo xam ne yëkkati nañ ko pour wax mbirum góor jigéen gis nañ aussi position ki nga xam ne mooy Ahmed Khalifa Niass yéen tey lan moo nekk la suite lan ngeen tegaat comme stratégie d'autant plus que nag li ngeen teg assemblée nationale daal dinañ ko rejeté. non assemblée nationale li mu rejeté teg ko ci yoon wax naa la ko donc man li ma gëm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy juriste su ànd sàmm jikko yi avocat ànd sàmm jikko yi ak ñi nga xam ni ay kilifa lañ yoo xam ni ñi ngi fii di jàngal sax ay magistrat te bokk ci ànd sàmm jikko yi nekk fii à l'université nekk ay professeur d'université dinañ dajaloo ñu def ci liñ ci war a def mais man li ma jàpp mooy dañuy dem ci fi mbaxana doone benn ak ñoom parce que liñ def teguñu ko ci yoon loi bi da leen a tënk ñu tënki seen bopp te teguñu ko ci benn article loi bi na ne ci ñaari critère lañ mën a rejeté ñoom ñu dem rejeté teguñu ko fenn kon loolu jàpp naa ne jéego bi ànd sàmm ji koy nar a def mooy jaar ci yoon dem ci fa mbaxana doone benn def ci liñ ci war a def constaté ko def ci liñ ci war a def pour demander que yoon am pour que loi bi continuer parce que loi bi dafa war a dem ba plénière ñun du ñu bàyyi ànd sàmm ji koy du bàyyi day kon ne wéyal xeex bi ba ca cappaandaw ba élection bu fi mos a am bu fi nar a amaat tamit dañuy taxaw def suñu plaidoyer pour que képp koy lawal ngóor jigéen bu la kenn voteel képp ku yore agenda LGBT bi na la sénégalais yi dumóoyu parce que sénégalais yi dañoo bëgg seen i njiit nuru leen te sénégalais yi dañ ne ànduñ ci ngóor jigéen kon njiit yu fi nekk bëgg a dawal programme ngóor jigéen sénégalais yi duñ ànd ak yow kon nag loolu mooy li nga xam ne moo am maintenant may rafetlu wax dëgg yàlla ndam lu rëy li ànd sàmm ji koy def parce que ñun bi ñu defee suñu plaidoyer ab tappalekat bu tudd Ahmed Khalifa Niass moo ñëw taxaw ni ñun li ñuy wax waxuñu ko ci turu kilifa diine yi dem sax ba xas suñuy kilifa diine daan ni li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf ñoo ngi Macky Sall bokkul loolu mu doon wax ju rëy
kon ñun li ñu doon xaar ci kilifa diine mooy ñu weddi loolu mu wax moom Cheikh Ahmed Khalifa Niass kon nag communiqué sëñ Mountakha Bachir sunu sang bu tedd bi dafa ñëw pour dooleel ànd sàmm jikko yi dooleel taalibe yi wax leen ni fi ngeen taxaw man mii di seen kilifa foofu laa taxaw mooy nañu tere ngóor jigéen nañ criminaliser ngóor jigéen parce que li mu wax lu leer la c'est un discours très clair bu sëñ Mountakha Bachir daf ni ñun dañuy dooleel képp koo xam ne da ngay xeex ngóor jigéen di ŋaññ képp koo xam ne da ngay kañ ngóor jigéen kooku communiqué bu leer naññ la boo xam ne dafa won Ahmed Khalifa Niass kon que li mu wax ci kanamu Sénégalais yëpp du dëgg que moom loolu mu doon jiiñ ñi ñun la ñu wax ay waxi kasaaw la moom moo wax waxi kasaaw moom moo wax waxi ruube te kilifa du ruube kon Ahmed Khalifa Niass man damaa jàpp ni tey amul lu mu wax parce que tey jii presse bi yëpp ñu ngi naan waa ana Ahmed Khalifa Niass ginnaaw bi kilifa yi génnee wax leen wax ñu ngi koy déglu nag na fexe ba wax fi rek loo xam ni dana andi yee fitna parce que ñun suñuy kilifa rek lañ am te suñu kilifa yi la ñu wax lu leer la kon comme moom da leen a tuumaaloon kilifa yi leeral nañ te dañu woon xalif yi leen waxuñu ko ci sunu tur loolu moom firnde yi wane na ni sëñ Mbaye Sy Mansour bi mu génnee même si c'est un peu avant loolu leeral na moom ci vidéo yu bëri ku ko tàppe ci net bi gis ko mu ne moom dafa bëgg ñu tere ngóor jigéen Sénégal te wax na gouvernement bi nañ ci taxaw kon kooku leer na communiqué sëñ Mountakha bi également leer na Ndiassane également communiqué am leer na kon Ahmed Khalifa Niass li mu wax du dëgg leer na ci kanamu Sénégal yëpp ne ab tappalekat la bu doon jéem a ruube te kilifa du ruube surtout nga tuddee sa bopp kilifa diine kon nag ñun am nañ ndam lu rëy ndam le nag li koy àggale ci sénégalais yi la nekk ci seen loxo mooy suñuy kilifa wax nañ yéen wax ngeen ñi ngi jëm ci ay élection taxaw leen fi ngeen war a taxaw bu leen votel kenn koo xam day kañ ngóor jigéen te ñii dañoo taxaw pour lawal agenda LGBT Sénégal kon jàpp naa ne la balle est dans le camp des sénégalais nan jël seen responsabilité. d'accord Ahmed Khalifa Niass li mu wax du dëgg ba tey ci mbirum yoon gis nañu Maître El Hadji Diouf ci mbirum Adji Sarr bi ñëwaat na attaqué la moom li mu wax dëgg la. non xam nga Maître El Hadji Diouf man dama ne woon du ma tontooti kooku parce que xam nga koo xam ne sa waa réew kenn nawloowu la Maître El Hadji Diouf dama la réew mi kenn nawloowu ko fi. xam nga boo demee ci réew nga demoon ba tuddee sa bopp député du peuple sénégalais yi bëgg la nga dem sax ba tuddee sa bopp l'homme du 23 juin 2011 donc ça veut dire que sénégalais amoon ci yow cofeel même bu dee plus fort reste moom nga doon jàll député fu élection législative amee sénégalais yi di la jox plus fort reste pour nga nekk député parce que gis na ni yaa ngi taxaw seeni jafe-jafe kon soo demee ba tey jii yow mënatoo dem fenn fu mu dem ñu koy yuuxoo Maître El Hadji Diouf actuellement amul kenn nawloowu ko ci Sénégal kon kooku man su ma attaqué damay sant yàlla xam ne wax dëgg yàlla maa ngi ci yoon kon kooku li ma jàpp mooy ndeysaan yërëm ko moo gën di ko xas man Maître El Hadji Diouf dama koo yërëm parce que damaa gis ni fi mu toll nii sénégalais yi dañ koo guqi boo demee ba sénégalais yëpp defoon la ci seen xol tey ñu dem ba tey jii foo waxee sénégalais yëpp ne ci prix ñëpp jëppi la ngay wax yu ñàkk fayda soo ko seetaanee da ngay rus ci koo xam ne ak at yi mu am kooku jàpp naa ne man su ma taxawee di tontonte ak moom damay wàcce sama dayo man sama dayo romb na di tontonte ak El Hadji Diouf non déggoo li ma la wax mais maître li ma la wax dëgg la bu ñëwee ci maître googu maag moom jàkkaarloo nañ ci ay domaines yoo xam ne domaine am la nee na parce que nee na man enseignant la mais enseignant bu ko recadré ci débat boo xam ne c'est un débat juridique muy def un procès moral ma ne ko yow li ngay wax procès moral la on est dans le cadre d'un procès juridique da ngay joxe ay éléments yu leer waaye ay éléments yoo xam si waxoo dara lu leer ay non waroon na fa dem waru fa dem nekk ba guddi mu làqatu dem fa loolu c'est pas des éléments de droit kooku moo tax à l'époque moo ko loolu ñu ñëw ci définition flagrant délit mu waxu dof naan non ñëpp a ngi ciy wax ci àdduna bi mais kiñ jiñ moo am tur looloo tax ñëpp di ci wax waaye ñëpp di ci wax loolu du flagrant délit bi ma paree ay juriste ñoo ma woo ni ma sa définition ci flagrant délit moo gën a leer flagrant délit mënoo koo wax te waxoo fa mbir ma amee au moment des faits ndax am ndiiraan mu ko topp clameur publique boobu muy définir ni média yëpp a ngi doon wax le lendemain sur lendemain ba léegi nii média ya ngi ciy wax mais loolu kenn ko jiñ am tur rek mais bu ñuy wax clameur mooy am ndiiraan mu la topp ci coow loo xam ne ba mu amee dañ ne ma nga nëlay dem wala léegi la otoom dem ñëpp génn waa koñ bi aha léegi nag boo defee nag ñëpp commencé di wax ni léegi la génn coow la extra bu boobaa la ñuy mën a tuddee ni flagrant délit am na mais loo xam ne yow ka nga xam ne moo jiñaate ba mu paree daa dem jëlub reeram di reer ba pare woote naan ñëw leen jël si ma di def kii ba mu paree dem ñu xëy
muy dem ñu koy enquête moom mu dem wane ni moom mii kat lépp ci enquête bi wane na ni ab tappalekat la parce que lépp moo ko programmé nga gis nit koo xam ni def nga ne El Hadj Diouf am na benn wax bu mu wax rek boo xam waroon naa tax ñi nga xam ñoo ànd ak moom ci complot bi génn ci moom man am na ku ne ma man vraiment ba ma déggee El Hadj Diouf ni Sonko daa violé ndaw si violé waat ko nee na ba mu ko waxee rek laa non kii nag sérieux wul quoi mais mos ngaa dégg ku ñuy violé ñeenti yoon Sénégal cas de viol yi mos am Sénégal yëpp benn yoon la nit ki lañ jiñ nit ñi da koo violé. mais ce nekkul aussi Sénégalais ni ñuy déggee viol wala mu nekk ab xale boo xam ni xamul dara muy ñëw nga koy def dara mais magum jëm moo xam ni am na majorité âge de la majorité nga xam ne moom mi ngi doxalal àdduna ci coobare boppam mu ñu violé ko mu dem nanguwaat ñu violé ko ci milieu boobu dëkku la kooku day ñëw jóge ci feneen ñëw di ko violé ñeenti yoon yu tegaloo mais soxna si kun ko wax sax xam nga ni wax jooju waxi dof la kon nag moom avocat bu mën a défendre loolu ba dem ba naan ay daa am ay test ADN nañ def ay test ADN quel est le rapport tey jii dama ne la yow même bu fekkoonte ni moom li muy wax ak lim jiñaate dafa bokkul boo jiñee nit viol bokkul nga jiñ ko ne da ngeen a séq il mélange les concepts il n'a pas accusé cet auteur-là de fornication il faut nit ñi xam ne ñaar yi bokkul jiñ nit séq ak moom ak jiñ nit ni daf maa violé bokkul parce que bu ngeen séqee ñaari mag yu séq yow soxna si lu ci suñu yoon ñun même bu fekkoon séq daa am lu ci suñu yoon ñun maintenant moom li muy wax nag day wane ni séq am na waaye mais wanewul ni violé am na te violé lan ko jiñ loolooy wax ji aali kalet di mooy violé lan jiñ doomu jàmbur te amuñu benn élément bu yoone ni viol am na moo tax wax ji man bëggatuma cee wax léegi nag ab tappalekat bu mel ni Maître El Hadj Diouf chaque fois bu ñëwee rek dem woo journaliste yëpp def conférence de presse dafa yomb xam nga lu ngeen koy wax sénégalais yi nee nañ match boo gis mu am aller daa am retour na ñëw ñu dem deuxième round. léegi retour boobu laa leen laaj est-ce que gëm nga ne Adji Sarr ak Ousmane Sonko dinañ taxaw tribunal ñu leen di layal ku ci nekk. di non retour bi d'abord mooy Maître El Hadj Diouf ak Dame Mbodj demaat dans un débat contradictoire sans limite mën na koo organiser El Hadj Diouf tooge ne Soxna Jànke tooge ne ca dikk ba moo Dame Mbodj tooge ne ñu yore chrono ñu yem le temps de parole sénégalais yi seetaan mu mel ni match Sénégal. waaw mais boobu moo gën pour mu leer moo tax comme mi ngi attaqué nit ñi te man boole na ñi muy attaqué li gën a simple man duma ko attaqué yi damay xaar ban jàkkaarloo léegi xam nga lu gën na ñëw ñu def deuxième round. ngeen def deuxième round ñu def deuxième round boobu gën a gaaw. ñu def ko sans limite voilà ñu def ko sans limite man d'accord naa. man dinaa ko benn média bu ko mën a dox d'accord naa. bu ko sans limite ma lay dox tamit d'accord naa maanaam ñu def un débat contradictoire man ak moom ci sujet bu ko neex parce qu'il continue à attaquer les gens di dem fu ko neex di wax lu ko neex. moom conférence de presse rek léegi lay def ñi mu la def dem ci débat contradictoire léegi nag man li ma gëm mooy li rey wax ji mu dee mooy maag moom ñu jàkkaarloo dans un débat contradictoire yéen bu leen neex ngeen organiser ko yéen waa sans limite man joxe naa sama accord. ñu jàkkaarloo moo gën muy taxaw di yóbbante ay xuloo gis nga li gën mooy bu dee ñeme na ci li muy wax te wóolu na boppam ci li muy wax na ñëw ñu def deuxième round ñu jàkkaarloo waat sur ce sujet. ou sur n'importe quel autre sujet man Dame Mbodj je marque mon accord. voilà maintenant tribunal bi man li ma gëm mooy kin jiñ ni daa violé mu dem procès moo gën ci moom xamul tax comme dañ laa jiñ te amuñu benn preuve waaw muy Sonko leen ko jiñ dara amu ci leer na nañ ci kanam Sénégal gépp ni ay tappalee ko lal comme ay tappale donc ko laloon bëggoon a éliminer un candidat bu leen jaaxal parce que Sonko nag dérange. C'est le candidat qui fait mal. Et j'en profite pour dire que c'est dommage pour notre pays. Parce que yu ñàkk fayda yi Sénégal waroon na ko romb. Sénégal waroon na ko romb parce que ñun quand même dañu am réew moo xam dañu respecté ci àdduna bi. di jéem a éliminer say adversaire ci yoon woo ko mën a jaare loolu Macky Sall da ko war a bàyyi maa ëpp doole ci làmb ji te may seet ki may bëri loolu dafa war a jeex. kon nag man jàpp naa ni moom mu dem procès moo ko arrangé ñi yore kàcc yi nag ak tappale yi ñoom bëgguñu dem procès man li ma gëm mooy un juge bu sérieux dossier bu mel nii day entendre les différentes parties daal di koy classer sans suite parce que xam na ne y a rien de sérieux là-dedans loolu moo gën mais nag bàyyi ko nii rek man d'accord ma ci loolu moo tax ma ni man de su ma nekkoon à la place de Sonko damay taxaw ak samay militants xeex pour ñu delloo ma sama passeport parce que contrôle judiciaire bi teguwul ci dara lu dul ay tappale loolu laa gëm man
su ma nekkoon à sa place damay mobiliser samay militants taxaw xeex comme c'est un débat politique parce que ça n'a rien de juridique c'est politique waaw dañ koo bëgg a wàññi dooleem loolu moo tax bëgguñu muy voyager dem ak a ñëw man su ma nekkoon à sa place damay mobiliser samay nit taxaw ne nañ ma delloo sama passeport parce que passeport bi ñu téye teguwul ci dëgg ce contrôle judiciaire bi ñu ko imposer politique politicienne moo ko lal amuñu benn élément bu ñu mën a sukkandu pour def politique pour def ko contrôle judiciaire surtout que ñoom ñi ngi am dossiers yu ni weng yu ëpp doole loolu ñi ngi am koo xam daa taxaw defar ay faux billets tey jii mi ngi ne di dem di campagne ah nekk à Guédiawaye di campagne moom Bougazelli alors que dafay defar ay milliards yu faux billets ah ñu am ay député Macky Sall yoo xam dañ leen a jàpp ay député Macky Sall yoo xam dañ doon defar ay faux passeport ak ay passeport diplomatique ñu jàpp leen ñu jël benn député bàyyi ki ci des ba noppi kañ jàpp sax boo demee ña ngi koy bàyyi muy dem këram ñii ay tappalekat lañ gis nga aujourd'hui il faut que ñu dem à des procès yoo xam ni day leeral li nga xam ni moom moo am ci coow yi fi jot a am yëpp parce que aujourd'hui quand même nguuru Macky Sall danoo am lu leen doy sëkk am dossier yu leen doy sëkk moo tax bi ñuy jaay doole Barthélémy Diaz ma ne il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils ont peur de Barthélémy Diaz dinaa ñëw tuuti xëy na bu ñu duggee ci question politique yi ñu bëgg ko jaay doole naan non Barthélémy Diaz di ko jéem a andilaat ay procès boo xam si kenn xamul kañ la woon waa léegi soxna si tuddoon Fatoumata Ndiaye te ñu rayoon ko fii ci Pikine nga xam ne man soreewuñ kër nga xam ñu ngi ci lim ay nit ñu bokk ci APR waaw procès boobu kañ lay am moom xanaa léegi Fatoumata Ndiaye moom bakkanam moom daa nekkul bakkan bu ñu war a leeral léegi ñu rey Fatoumata Ndiaye fii ñu jiñ ci waa APR ay nit ñu jege Macky Sall ay mbokki ki nu tëj ci kaso bi kiñ jiñ ñi moo ko rey ay mbokkam nee nañ nan dem procès bu demee procès mu wax ñan ci APR ñoom ñoo ko defloo loolu du lu garaaw loolu lan moo ko fi gën a garaaw ci Sénégal yow procès boobu waxuñ ci ah mais Fatoumata Ndiaye boobu lu tax du ñu dem procès ki nga xam ne moom lan jàpp tëj ko ci kaso bi nee na dañ ko koo defloo te waa APR ñoo ko defloo ñu jege Macky Sall waa léegi loolu tax procès boobu duñ ci wax moo tax tappalekat yi ma leen dégg naa ay Barthélémy Diaz il faut que les gens soient sérieux nguurug Macky Sall scandale yi mu war a leeral bari na léegi nag ñun sénégalais yi li ma gëm mooy ñoo war a taxaw tem pour que nii Macky Sall di yàq réew mi lu mu ko jaral pour yàq réew mi mu jaral ñu ko pour ñu aar. am na solo daam dinañ ko tënkaat ci deuxième partie bi déjà ñu commencé ko ak mbirum système éducatif bi bëri na coow enseignants yi luy seen problème ñii dañuy dem grève ñii toog te aussi problème bi boo duggee biir Sénégal au fond li fa am ci problème ci enseignants yi bëri na mais jubóowu leen àndu leen c'est quoi le problème. waa dëgg la soxna si mais damay doore problème boo xam ne actuellement mooy problème bi gën a jafe ci actuellement danoo am ay jàngalekat yoo xam ne dañ leen a affecté ci écoles yi au Sénégal muy les 2500 enseignants ñu affecté leen ñu bàyyi leen ci àll bi fay leen rek benn salaire boobaak léegi ñuy xaar seen salaire weer dee na ba weer a ngi waaj a deewaat kenn fayu leen mais jàngalekat yi sonn les 5000 enseignants là également nekk dans la même situation nekk ci àll bi ñu affecté leen ci ay dëkk yoo xam ne amatuñ lu ñu lekk amatuñ lu ñu naan jàngalekat yi ñu ngi leen di waaj a génn ci néeg yi dëkk am na sax ñoo xam ne dañoo feebar mun ñoo jënd seen i garab mais te bu ñu xëyee chaque jour dañoo war a dem jàngale ji ministère éducation nationale foo leen waxee fay leen salaire u jàngalekat yi ñu lay wax waxi tappale kon li ñu bëgg mooy enseignants yi nga xam ne ñoom lañ affecté muy 5000 enseignants yi comme les 3100 ñaari groupe yëpp muy 8100 enseignants jafe-jafe yi nii dund dafa ëpp surtout ñi nga xam ne ñoom jaar nañ ci concours professionnel bi nga xam ne ñoom dañoo def seen concours ba pare def seen formation bu mat sëkk taxaw ñu leen di jaay doole bañ leen a fay seen i salaire boo leen laajee sax xamuñu ñaata salaire lañ leen desel parce que man li ma jàpp mooy dañ leen a war a fay salaire yi nga xam ne moom la ñuy xaar depuis ñu jàlloon concours ba léegi bi ñu commencé formation ba léegi dana war a fay seen i salaire parce que loolu moo mos a am donc aujourd'hui nguuru président Macky Sall na arrêté jaay doole sénégalais yi donc aujourd'hui li ñuy xaar mooy ministre Mamadou Talla en rapport avec le ministre des finances na fay salaire u jàngalekat yi affecté mooy les 5000 enseignants ak ñi nga xam ñoom ñoo jaar par le concours direct nañ leen jox seen xaalis parce que sonn nañ amatuñ lu ñu lekk ñu ngi leen affecté ci dëkk yu sore yoo xam ne courant amu fa dëkk yu bari amuñu courant pour ñu charger seen téléphone portable sax dañu am problème donc boobu c'est un problème te bëgg nañ quand même nu mu gën a gaawee mënatuñoo xaar bu ñu ko deful nag dinañ tëj école yi ñun loolu lañ décidé bu fekkente ne mënuñu
jaarale mbir mi fi mu war a jaar ñu jox jàngalekat yi seen i salaire nu mu gën a gaawee buñ ko deful ñoo ngi koy wax devant tous les Sénégalais daañu tëj école yi. donc jàngalekat il faut ñu fay leen seen salaire parce que suñu amul seen salaire duñ liggéey correctement duñ toog nag bàyyi jàngalekat di dee ci àll bi di dee ak xiif wala ñu leen di toroxal ca fa ñuy liggéeyee parce que tout simplement fay leen seen i salaire loolu kenn du ko fi accepté. donc vraiment loolu moom laa amoon lu may wax ci li nga xam ne moom moo am ci mbirum njàng mi beneen bi nag mooy maa ngi ci tournée boo xam ni wax dëgg yàlla tournée bu ma won ni sénégalais yi sonn nañ maa ngi jóge ci tey ci suba ci ñàkkurab muy CM ñàkkurab boo xam ni nguuru président Macky Sall daf ko dugaloon ci benn programme bu ñuy wax ADEM nguuru Macky Sall dugal ko ci programme ADEM ñu ne heure bi waroon na fekk wax dëgg yàlla ñu pare li nga xam ne moom mooy programme mu construction école bi léegi nag école boobu ñi ngi xaar pour que ñu livrer ko booba léegi mënuñu ko livrer te loolu c'est inacceptable léegi nag xale yi ña ngay jàng ci ay hangar yu tàng jër ñoom ak jàngalekat yi xale yi ña ngay jàng ci foo xam dañ leen koo aal ab centre la bu ñu leen aal boo xam si ay dof mën nañ faa jaar dugg fa parce que amul mur de clôture amul dara ña ngay jàng ci ay abri provisoire fii ci ñàkkurab alors que ñoom ñoo jëloon engagement ñoom président moom président Macky Sall ak nguuram ni dañ ko léegi nag xaalis ba dugg na parce que programme ADEM la bokkoon mooy 17 établissements yi waroon a yeesalaat ak yéen waroon a tabax xaalis ba dugg na te actuellement bailleur bi yaakaar na ne moom yegg na ñoom tamit nguuru état nee nañ yegg nañ te loolu ñu wax amul ku dem ñàkkurab di nga gis ni école ba lañ démarré ay ñetti nit ñoo fay nekk di tabax entreprise juróom-benni entreprise doon nante nañ ko actuellement nag loolu tamit bëgg nañ ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee pour que ñu pare CM ñàkkurab pour mën leen a tabaxal leen beneen école élémentaire bu ko defee wax dëgg yàlla xale yi mën a jàng ci conditions yu mucc ayib loolu la ñuy xaar ci nguuru Sénégal. am na solo en résumé rek ndax li ñu cëraloon ci waxtu li ci des bëreetul tey ci mbirum politique. pour rappeler rek benn affaire. boo wax c'est important. mooy que ne ñun dañoo féewaloo ñun jàngalekat yi ba aujourd'hui jàngalekat yëpp ñu ngi wax ne ànd leen. loolu nag man sama Cusems authentique bi may jiite ñun loolu mooy suñu position dañoo war a ànd nekk wenn say yëkkateendoo tegandoo bu ko defee nguuru Macky Sall xam ne àndandoo nañ te suñu àndee ci la ñuy mën a amee ndam waaye ñaari syndicat ñoo taxaw yàq loolu taxaw ne duñu ànd ak nit ñi alors que li gën mooy ñun ñëpp ñu àndandoo parce que loolu mooy position jàngalekat yi mooy nañ boole doole ji man nag dàmbuj maa ngi répété ni d'accord naa ci ñu ànd ñu boole suñu doole parce que loolu moo ñuy may ndam. am na solo tey politique bi campagne bi commencé nañ ko gis nañu aussi violence bi gis nañu li xew ci Mali mu tëj frontière am ak yenn pays yu bëri yi nga xam ne ñu ngi bokk ci CEDEAO tey daam ban message nga ciy wax. waaw d'abord li may wax ci loolu mooy ñun la coalition citoyenne le peuple dañoo war a gisee le plus rapidement possible lënkaloo ci ak yeneen structure ku ci mel ni waa CIS. sànq ba léegi maa ngi gis appelu professeur Malick Ndiaye mais dinañ toog ñu waxtaan ak yeneen kuréel pour que ñu waajal benn manifestation boo xam ne dañuy jàppale le peuple malien. parce que nag syndicat chef d'état yi nga xam ne mooy CEDEAO nga xam ne ay président tappalekat rek ñoo fa nekk nga xam ne ñaari tappalekat yu mag yi ko jiite mooy président Macky Sall ak président Ouattara ñoom la France instrumentalisé parce que France moom moo bëgg a lëmbee sous région bi pays yi am. guerre ci sous-région bi yëpp France moo ko fa indi léegi nag aujourd'hui que Mali ñi ngi seen jàmm ñu bëgg a laqatu ci transition bi dafa gudd daan ne léegi dañuy asphyxier le peuple malien pour ni léegi bu kenn commercer ak le peuple malien na ñëpp tëj seen i frontières bu ko defee maliens yi xiif dee ak xiif bu ko defee bu ñu leen tegee pression léegi junte militaire bi dina delloo nguur gi France pour France teg fa ab président bu mel ni Macky Sall wala président bu mel ni Alassane Dramane Ouattara bu ko defee mu continuer di tibb alalu maliens yi comme ni muy tibbee alalu Sénégal comme ni muy tibbee alalu Côte d'Ivoire pour di leen ndóolal ñoom askan yi kon nag ñun peuple sénégalais dañu war a solidaire parce que ñun ak Mali même peuple bi la tubaab yi ñoo nu séparé mais ci sunu taarix ñun ñoo mës a bokk benn réew kon nag bu ñu nekkee jafe-jafe yu mel noonu ñun ñëpp dañoo war a taxaw ci seen ginnaaw won président tappalekat yi nga xam ne France moom moo leen di contrôler que liñ bëgg a def duñ ko nangu donc le peuple malien kenn du seetaan ñu leen di rey pour xiifal leen pour jaay leen doole pour continuer buumu nooteel bi kon nag ñun li ñu suñu position ñun la coalition citoyenne le peuple mooy le président Macron moo nekk derrière les décisions de la CEDEAO CEDEAO nag ab syndicat chef d'état la ñoom nekkuñ fi pour pour askan yi dañ fee nekk pour seen i intérêt bopp ak intérêt France kon nag loolu moo tax ñun ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg te dinañ ànd avec le peuple malien
pour wan leen sunu solidarité bu ñu ñëwee nag sur la politique nationale li nga xam ne moo amagun man jàpp naa ne wane na ni pouvoir bi dañu tiit parce que fii coow yi am yëpp pouvoir bi ñoom ñooy provoqué parce que yow par force dinaa la foqati sa maire yi nangu ko ci yow jaay la doole man jàpp naa ne loolu du cëru nguur parce que violence bi mi ngi démarré depuis le début moo tax waa CUDIS yooyu di wax ni jàpp nañ date pour ñu signer charte de non violence man leen charte de non violence bi kenn du ko signer li ngeen bëgg pour le lendemain des élections yi am le 23 janvier le 24 wala le 25 ñu dajale nit ñi pour signer benn charte de non violence pour ñu bàyyi Macky Sall mu foqarti maire yi ko neex jaay doole def lu ko neex ñooñu Macky Sall la ñuy liggéeyal moo tax ma ni opposition bi bu leen kenn nelawal bu leen signé benn charte waa CUDIS yooyu ay politiciens lañ Macky Sall lañ àndal kon yéen taxaw leen fi ngeen taxaw parce que ñoom kii dóore nanguñu wax ay waxam nanguñu yet wi muy dóoree duñ ko nangu téye ko waaye ne ko dañ lay bàyyee saw yet continuer dóore waaye yéen yi nii dóor sëgg leen ñu dóor leen ko kenn du ko fi nangoo man jàpp naa ne opposition bu ñu ko nangoo mooy jërul ñuy dem ci élection Macky Sall kuy xeex ak moom da nga koy ñeme parce que jaay doole lay def fi leen dul jaay doole Macky Sall amul dara lu muy jaarale yoon depuis mu jël nguur gi depuis 2012 donc man li ma jàpp mooy violence bi Macky Sall moo ko fi indi quand Macky Sall ñoo fi am ay nervi ba tey jii ñu ne nervi yi recruté na leen ci biir gendarmerie Macky Sall dafa am une violence bu muy exercer de façon institutionnelle donc kon nag man li ma gëm mooy jàmm daal bu ñu bëggee mu am day lalu ci dëgg jàmm nag pour mu lalu ci dëgg mooy dañuy waxante dëgg te Macky Sall ku bëgg jàmm ci réew mi da nga koy wax dëgg ne ko bàyyil tooñ parce que Macky Sall yow yaay tooñ. am na solo daam ñu tëj rek ak nuyoo. ak waaw li may tëjee nag bëggoon naa dolli benn affaire bala ñoo tëj man damaa gis benn coow bu fi am fan yi d'abord am na lu may dénoncer lu ma waxul sànq ci mbirum homosexualité bi damaa gis benn presse boo xam ne ñun bi ñuy xeex ci mbirum homosexualité une presse écrite boo xam bi ñuy xeex ci homosexualité nangu ñoo titré nangu ñoo wax suñuy wax bañ déposer proposition de loi benn journal la ku ciy wane ñoom ñëpp ñëwuñ cee wax. Assemblée nationale rejeté rek ci loo xam ne ci jaay doole la ko rejeté wax naa leen léegi ne amul droit rejeté ko léegi ñoom ñëpp ñu titré ko loolu jàpp naa ne jaay doole la loolu jàpp naa ne presse loolu du rôlam kon presse bii def loolu nañ arrêté beneen bi aussi bërki démb aussi gis naa Diouf Sarr samedi passé ñëpp def ko à la une loolu aussi c'est pas équilibré parce que Diouf Sarr pourquoi ñu war koo teg ci kanam bàyyi yeneen candidats yi tamit xëccu ñeneen surtout que moom candidat non partant la aujourd'hui Dakar waaye bu ñu falee Diouf Sarr fu ñu koy teg Diouf Sarr dama la candidat non partant la bu élection yi jaaree yoon day ñàkk loolu mooy dëgg sénégalais yi bu ñu voté le Diouf Sarr fu ñu koy teg Dakar waaye bu ñu voté le Diouf Sarr fu ñu koy teg donc man loolu laa gëm léegi nag aujourd'hui nañ wax mu leer élection yi man maa ngi soupçonné ni ay foqati lañ bëgg a def di jéem a mbubbalee ay yu kenn xamul bu ñu demee ba ci cappaandaw ba ñu voté loo ñoo xam waruñu voté pour que ñu def hold up électoral kooku opposition maa ngi leen di rappeler ni bu leen ko nangu tey na ngeen voté massivement ba noppi nag taxaw sécuriser le vote parce que man jëlee soupçonne de préparer une fraude au niveau des élections locales parce que li ma gis man Sénégal bu élection yi jaaree yoon amul benn candidat fii boo xam ne mën nga nekk ci nguur gi gagné bu élection yi jaaree yoon parce que sénégalais yi danoo leen a mere sénégalais yi danoo génn ci ñoom surtout que sax danoo gis ni danoo bëgg a lawal programme LGBT au Sénégal un agenda LGBT kenn du ko fi nangoo. kon nag benn dernière question rek laa bëggoon wax muy le débat sur la monnaie dama dégg temps yi ay dof yoo xam ne xamuñu luy monnaie locale ñu ne léegi voilà monnaie locale parce que ki ko wax Sonko. ñoom moom mooy ki nga xam mooy seenum noonu ñu ne voilà ma dégg sax ay journalistes yoo xam ne n'ont rien compris ñu naan est-ce que loolu du diviser Sénégal mais ñooy xamuñ luy monnaie locale complémentaire la mais c'est une réew yëpp ko am boo réew moo dem Sénégal boo demee États-Unis am nañ lu ëpp 100 monnaie locale soo demee France mais y a énormément de monnaie locale yu circulé biir France état yu bëri am ko comme la ville de Nantes nga dem Angleterre la même chose réew moo dem dafay am ay monnaie locale même fii Sénégal c'est-à-dire tuddewuñ ko monnaie locale mais monnaie locale la boo demee dans nos universités on a une monnaie locale ñun bi ñu nekk université xamul doon suñ monnaie locale booba dañoo am suñuy ticket yi ñuy lekk restaurant ticket yi ngay jënd pour ACP bu la jaayee ticket restaurant mën nga cee dem lekki restaurant mën nga cee añ reer ndékki ci mën nga cee dem ci boutique ba jënd suukar warga mën nga caa jënd ceeb mën nga caa jënd dëwlin mën ngaa dem ci restaurant privé nga fay ci bu soirée amee mën ngaa jël sa ticket yi ngay reere nga dem wàññi li valeur bi ne ci ticket bi nga jënde ko sa billet bi ngay duggee ci soirée bi mën ngaa fekk ko jaay livre nga jënd mën ngaa fekk ko jaay gerte nga jënd maanaam ticket bi ci biir université bi lépp lu ñuy yëngatu ci mbirum transaction ticket restaurant bi da koy mën a def lool mooy monnaie locale c'est la même chose c'est des bons qui sont émis donc pour permettre de faciliter les échanges donc ñuy wax ni di ko lawal ba def ci ay chronique
naan non dañoo bëgg a diviser Sénégal ay tappalekat lañ en comment une monnaie locale peut diviser un pays loolu waxu ruube la donc ak waxu ñàkk xam man nag suñu niveau politicien yi dama ko xeeb c'est-à-dire soo leen déggee ñuy wax aujourd'hui on parle de vraiment de crypto-monnaie nga xam ne wax dëgg yàlla actuellement ñi ngi ci ay avancées dans beaucoup de pays ñoom ñuy taxaw naan monnaie locale dafay ñoo xamuñu sax liy daw ci àdduna bi aujourd'hui su fekkee xeetu dirigeant yooyu ñoom ñun lan am moo lay wan ne Sénégal jógagul sax bay dem gis nga man li ma gëm mooy léegi ku ñuy jiite ñun da nga war a am xam-xam gis nga ku amul un certain niveau de compétence waratuñ la jox nga jiite dara te man suñu xeetu politiciens yii nu am nga xam ne lépp dañuy def politique politicienne sur les grands débats ils sont absents sur les grandes questions ils n'ont aucune idée des enjeux man jàpp naa ne ñooñu mérité tuñ sénégalais yi di leen jox seen baat kon sénégalais yi bu ñu ngeen dee tànn xool leen ñi ngeen di tànn parce que am na ñoo xam ne bu ngeen leen di tànn ci ndóol ngeen di dee. dëgg la merci beaucoup maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan rek comme ni ma ko doon ñaanee wax dëgg yàlla Sénégal am jàmm mais nag mu lalu ci dëgg parce que jàmm day lalu ci dëgg li ci des nag mooy man comme ni ma koy waxee man nekkuma fi di wëral damay wax ni ma ko xalaate ni ma ko gëmee waddu wax ji waaye nag jaar ci digg bi parce que man gëwma layam bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.